Pardon? Oui. Alors maa ngi leen di sant monsieur le ministre maa ngi lay sant di sant collègues yi ñu nekkandool ci table bi di sant journalistes yi ci seen teewaay su ma regroupé question yi nga xamante ni jot nañ ko fi laaj li ci gën a soxal ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon laaj dafa jëm ci wàllu couvre-feu bi waaye jëm ci wàllu rassemblement ak réunion yi ñetteelu ponk bi mooy jëm ci naka la yenn nit yi rawatina yenn liggéeykat yi rawatina journalistes yi naka la ñuy mën a defee seen liggéey ci période bi su dee dañuy tontu ci wàllu li ngeen tuddee ni nañ leen defal bilan ci li xew démb damay fàttali ni mesure bi nga xamante ni moom mooy état d'urgence ànd ak couvre-feu mesure la boo xamante ni bi ko président de la république di jël dafa woote ndaje boo xamante ni waxtaan moo ko laloon jëmale ci ñu jox ko xalaat ci lan moo gën ci taxawaay fii nga xamante ni feebar bi toll na fi bi mu dégloo ñi nga xamante ni ay waa kër docteur lañ seen xel màcc jëm ci wàll woowu mu déglu ñëpp bi mu ci noppee mu ni kon kat li ñi nga xamante ni moom lañ ma xelal ni fi la feebar bi toll ngir aar population yi nga xamante ni ñoo nekk suñu réew jot na nag ñu jël beneen décision boobu moo indi état d'urgence bi ak couvre-feu mais bi ñu jëlee décision bi ba noppi waxoon na te léegi ministre bi Oumar Gueye fàttali na ko am na yeneen mesures yu ci war a topp ci képp koo xamante ni jëwrin nga ci gouvernement bi te am wàllu woo ci war a dox mu sant la ni na nga ci am taxawaay ngir li ma annoncé ci protection population bi ngeen jëmmal ko ak yeneen mesure ci wàllu woowu am na mesure yoo xamante ni ñun mooy ci suñu wàll lu jëm ci wàllu réunion yi wàllu rassemblement yi wàllu port obligatoire de masque yi loolu suñu wàll la ba tax na am na ay actes yu ñu ci jël ngir lu mën a fexe ba feebar bi lépp lu koy arrêté ak lépp loo xamante ni day tax du law ñu jël actes yooyu ngir mu servir mu atteindre objectif boobu donc loolu laa bëgg a tontu ci wàllu rassemblement yi ak réunion yi leneen li jëm ci pour ñëwaat ci wàllu bilan bi mu doon première question bi démb dem nañ ci terrain bi am na yenn ci seen nattango yoo xamante ni sax daje nañ ak ñoom ci terrain bi ñuy def seen liggéey ci guddi gi waaye li ñu seetlu te di ko rafetlu mooy bi ñu génnee jaar nañ ci ay koñ ak mbedd yu bari yoo xamante ni amul kenn ku nekk ci biti ñu nekk seen ay biir kër am na nag ay quelques koñ yoo xam ni bi ñu fa demee gisoon nañ ñu génn foofu waaye liggéey bi nga xamante ni force de défense yi ak sécurité waroon nañ ko def nañ ko pour rétablir ordre mais loo xamante ni la du lu ñu gis lu jéggi dayoo wala loo xamante ni am na benn kii bi ñuy wax mais ci li ñu gën a seetlu gën ko gis te loolu yaakaar naa seen meilleur seede yi nga xamante ni moom lañ ci am mooy seen nattango yi nga xamante ni ñu ngi woon ci terrain bi pour l'essentiel fi ñu jaar yépp daje fa ak seen nattango yi population yi te ñuy rafetlu loolu comprendre nañ ni mesure bi c'est avant tout une mesure qui vise à protéger les populations li ci topp nag liggéey la boo xamante ni tamit liggéeyu état la mais souhait bi mooy toujours que nit yëpp respecter li nga xamante ni njariñu ñëpp la di njariñu askan bi alors ñetteel bi mooy li jëm ci wàllu liggéey bi waxoon naa ko léegi donc du ma si delluwaat nañ ko daan defee noonu lañ koy defee waat du caagin dañuy wax ni mesures yi kenn du ko respecté mais lépp loo xamante ni yenn catégorie socio-professionnelles yi aju na ci quelques dérogations yu ñu si mën a joxe ci yenn façon bu ñuy liggéeyee amul benn problème d'ailleurs la preuve
yenn ci seen natango yi ak ñenn ñi nga xam ne ñoo leen représenté yéen man am na ak ñoom démb benn réunion bu yaatu boo xam ne waxtaan nañ ci te tey tamit war naa dajewaat ak ñoom ngir waxtaan. Donc c'est d'abord avant tout ubbeeku mais ubbeeku boo xamante ni déglu ñëpp xam li nga xamante ni mooy préoccupation yu nit yi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom lañ mën a ànd def ko ngir njariñu askan bi mais am na foo xamante ni tamit état rôle am la dafa war a décider bu décider jotee aussi ñu décider loolu laa amoon si tontu maa ngi sant.